yàlla kàttanal ko te yokku kàttanam yokku taxawaayam te guddal fanam incha allah. naka noonu di nuyu sang yu baax yi mu àndal yëpp maam Babacar Pape Cheikh Sarr ak sang yu góor yi ñu àndal yëpp naka noonu it di nuyu sang yu jigéen yi di ci jiital soxna Fatima soxna Haja ak sang yu jigéen yi ñu àndal yëpp di nuyu yaayu daara yi ak baayu daara yi ak kilifa yi fi teew yëpp di nuyu itam ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre à travers les plateformes éveil ci réseaux sociaux yi xam naa bu delloo ci programme tey bi ni ñu ko miinee di ko doxalee depuis le début ñu ngi ci suñu 3e semaine waa pôle spirituel nekkoon it ci dimension spirituelle bu entité humaine lundi bi ñu tijjee ko ak thème bi ñu defoon ci la spiritualité notion et repère mercredi bi itam ñu jëloon la spiritualité entre école et expérience tey nekk vendredi nekk dernier jour ci programme Colisée bi ñu war ci aborder itam thème bi ñu dippee l'intimité avec Dieu entre chaos et clarté xëy na it comme ni ñu ko miinee ci format yi ñuy doxal ci vendredi yi question réponse lay doon ndax ñàkkul internet yi ñu doon suivre à travers les plateformes am ay questions yoo xam ne xëy na teewuñu fi pour mën ko poser donc question yooyu la ñuy recenser ak question yi nga xam ne mbokk yi bëggoon nañu ko poser te amuñ occasion bi ñu recenser ko bu ko defee ñu ñëw jébbal ko sang bi mu indil ñu ci ay réponses donc xëy na bu delloo ci programme tey noonu lay dérouler dañuy bàyyi suñu mbokk Mouhamed Ndiaye mu continuer ci cadre programme boobu noonu ñu tudd sànq. xam naa ñu ngi nuyu waa Colisée bi yëpp di jiital si nuyoo bi sunu sëriñ sunu wasila sunu formateur l'ingénieur moral Seyid Cheikh Ahmed Tijani Al Maktoum di teg si nuyoo yi sang yu góor ak sang yu jigéen yi mu àndal xam naa di ko ndokkeel ci sutura bi ñuy wax mooy keroog ba ñuy def sunu rencontre pour jëmmal lu mel nii am na mbokk bu ñaan daal dina yàlla na yàlla def sutura nga indiqué ko ne ko sutura yàlla boobu mu ngi nii mu mel ni tey lii xew mën nañ ko dugal ci biir sutura boobu noonu di ñaan sunu borom mu barkeel ko ñun ñëpp ñu bokk ko mu mel ni ci depuis le début ni ko sunu mbokk daaw da waxee ñu nekk à la recherche de cette évidence comme na nga ko defee ci discours d'ouverture bi évidence boobu nag topp nañ ko ba mu yóbbu ñu ci benn frontière boo xam ni fii dañu fay gis souffle premier fii ñu fay gis souffle divin muy seen première question nag di dugg ci wàllu boobu noonu waaw lan mooy souffle premier lan mooy souffle divin bi ñuy recenser question yi itam honnêteté intellectuelle daf ñuy pousser ñu xam ni thème mu tey bi comme ni ko sunu mbokk daaw da waxee entre chaos et clarté moom moo ko proposé waaw kon xëy na moom moo koy développé mu mel ni question yi ñu recensé fii itam internautes yi comme ni mu ko waxee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo ñu yónnee question yi mu mel ni kon itam question yi ci moom la jëm waaw mu mel ni première question bi si loolu lay dellu te mooy souffle premier ak souffle divin lan mooy seen différence. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ngeen baal ma dama xaw soj waaye weeru ko léppay barkeel kon yàlla na soj bi barkeel. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di massaw ñëpp. question bi de question bu am solo la waaye yaakaar naa indi woon nañ ko sax. souffle premier mooy origine lépp luy jëriñ lépp luy baax lépp luy dox lépp luy fonctionner tout court ci souffle premier boobu lay jóge moo xam Big Bang la ak atome yeeg yëpp ci loolu la ñuy dellu seen fonctionnement yooyu yëpp ndax xam nga bu ñu nee énergie
waxuma sax ci cadre beneen mais ci cadre physique rek mais il faut mu am origine bu ñu nee origine bi Big Bang la origine bi Big Bang bi lan la noonu nga koy toppee rek boo demee ba ci point final bi souffle premier bi nga fay fekk ndax fonctionnement yooyu yëpp mooy caabi ji boo dugalee sa caabi ci sa oto taal souffle premier bi loolu lay symboliser mais bu ñu garder même analogie boobu kon souffle divin noo koy déggee te mooy boo taalee oto bi ba pare li tax fumée d'échappement di am c'est parce que mélange air ak essence jot na am ba moteur bi taal ko mën a fonctionner moo tax fumée d'échappement bi di am gis nga loolooy souffle divin bi loolooy garantir que ni souffle premier bi njëriñ gi mu waroon am na ko moom mooy garantir ni li mu war a jëriñ mbindeef gi am na loolooy souffle divin foofu la respiration jóge gis nga nit boo seetloo léppam ay hommage la ba ci loxo lu tax juróomi baaraam pourtant tudd nañ ko bii passé ci 5 façons énergie yi am ndax dañu wax leer wax lëndëm wax néant yeneen ñaari ci def yii ay dérivé wu leer la yii ay dérivé wu lëndëm la waaye ni ngeen ko indee looloo ci am solo te mooy bul ko xool rek ci nit ñi ko jàngale kon mën nga juum ndax yow lu boo ci gis outil la boo ci mënti gis outil la ce qui fait que nit ki mooy def lu jaar yoon walla nit ki mooy def lu dëng waaye énergie yi en tant que tel ñoom amuñu benn influence ci boobu domaine nit ki mooy mel ni mu mel utiliser énergie yooyu ci ni mu ko neexee c'est aussi simple que ça. mu mel ni am na solo. dugg nañ sax ci maniement des énergies dinañ ci ñëwaat ci façon bu gën a yaatu. incha allah waaye am na bokk mu poser question. ne alastu bi rabbikum bi ñu koy wax. ba ruux daal di tontu ne balaa ruux yi tontu. mu ne foofu ndax ruux day wane ni dafa mën a am kàddu pour mën a wax. wala dafa mën di dégg ak yu ni mel maanaam réponse bi mu joxe. comment ça s'est opéré. ruux du tontu ndax moomul question bi ruux du tontu ndax moomul question bi ruux ci yàlla lu jóge soxlawul wax ndax léppam jox na ko yàlla bu yàgg te sax daf ko mësta moom ba koy joxewaat. kon entité moo tontu. waaw kay gis nga foofu la yàlla doon natte yitte mais yitte ci ban anam ndax xam nga alastu bi rabbikum dañuy juum ci niñ koy firé alastu bi rabbikum boo ko bëggee dégg danga koy firé ba xam nangul ngeen seen bopp ki gën ci yéen lim leen tëral noonu rek nga koy déggee waaye yitte bi fan la nekk ndax ñu wax ko boo ko xoolee ci logique tey à tête reposée mën na yomb waaye ci circonstances yooyu ndax sa bopp xaju fa tàppale xaju fa kon foofu yittey volonté foofu la tàmbalee ñi nga xam ne ñoom teel nañ def seen choix teel a nangu li ñu war a nangu waaye man foofu sew-sew bi ma gis lenn la ñi nga xam ni wax nañ balaa te seen baat jógul kenn déggu leen et pourtant mu ngi dëgg ci ñoom ak ñi wax balaa te yàlla xam ne ni booba spectacle baa leen daaneel nan lañ leen di départager ndax foofu am na koo xam ni yàlla laaj ko mu tontu
xaraamal na ko boppam ndax boroomam moom lu mu ko teg mu jël kon nag mu war a tontu sax musiba la ci moom kon sañ tangaan am na koo xam ni gis na ñëpp ni balaa ah foog mu wax ndax wóoru ko ba xam luy jëriñ la wala luy gaañ te loolu boo xoolee ci phénomène psychologique boo xoolee psychologie de groupe ci nga koy comprendre nit bu nekkee ci groupe ci foule du xalaat dafay réagir bu gisee ñeneen ñi def rek mu def c'est l'action d'abord la pensée ensuite moo tax dañuy def li ñuy def ba pare ne ah nekk def nañ ñombe wala ah nekk lañ def jaaduwul waaye jàll na ba pare waaye li ma jaaxal foofu parce que bu dee fii sunu système bi booy joxee réponse mu ngi dépendre ci environnement bi ak ban aisance nga am par rapport ak environnement bi mais foofu naka lañ comprendre enjeu yi ba mu déterminer seen réponse pourtant jàngal naa leen ko yàlla ko juddu xam nga ko ruux ya fa nekk lu ñu bees xam nañ yàlla kon nag foofu problème mu conversation la rek waaye fii filtre yi dafa bëri moo tax bu kàddu jibee balaa réponse di am lu bëri mën na fee jaar moo tax xëy na connexion bi du dagg waaye est-ce que nit ki yàlla buy wax ak moom ca na mu toll pas ca na mu bëgg a toll ca na mu toll bu yàlla li wax ak moom est-ce que moom boobu dégg na ko bay mën a tontu moom it loola jar a bàyyi xel. léegi tontu bi ñu tontu foofu ci dimension boobu noonu. dafay am impact après seen évolution wala. oui et non dina am impact dans le sens où ku si nekk yàlla xam na fan la jëm ak yow ba pare te kon par rapport ak réponse ba nga jox day xool par rapport ak moom lim la yéene waaye nag lum la yéene foog nga woon ko yitte boo ko wanee yitte bu doy mu mën la matalal yéene gi boo ko wanul nag ah mu xam ni wax ji ci wax lay am mais du ci am impact dans le sens où yàlla noppi na démb kon scénario yeeg yëpp moom bam ca pare yàgg na xam na ku si nekk fa nga jëm waaye ci respect am ndax xam nga yàlla du weddi boppam du jox mbindeef gi volonté ba pare di ko tegaat volonté moom ensuite noonu rek la toll. ñoom ñi doon tontu itam. dañoo nuroo ñoom ñëpp ay propriété wala am na ay différences. y a de très grandes différences ndax xam nga balaa gi la ñuy tudd waaye fan la balaa gi jóge fan la balaa gi jóge c'est-à-dire que importance su balaa gi nañ d'accord ci lenn intention bu balaa gi moo ci am sens mais provenance su balaa gi moo lay wan affinité wu ku si nekk fan la féetee ci personne am xam nga moom lañ posé bii passé ci diggante soxna Aïcha ak soxna Fatima te yàlla def na sax boobu biñ koy posé waat fii maag Pape Cheikh Sall mi dañ doon ree ndax yàlla xam ne ay weer ci ginnaaw lañ doon gis discuter ci lu mel noonu mais gis nga problème mu affinité la mais boo nee affinité il faut nga comprendre bu ci nekk ban impact lay amee ndax gis nga boo nee soxna Aïcha li tax sommeil am waruñ ko déranger c'est parce que affinité mentale la am pour mën a dégg exemple bi il faut am benn histoire boo leen war a comprendre dafa amoon benn athlète américain yàlla defaloon ko ci jamonoom bokkoon na ci ñi gënoon a gaaw a daw am nag benn jour gannaaw benn course am journaliste yu ñëw di ko poser question par rapport ak entraînement ak yu mel noonu ba si yàgg am ko poser question ne ko waaye yow est-ce que sax yow gëm nga yàlla mu ne ko bañ a gëm mu ne ko ah bon mu ne ko waaw mu ne ko man maag moom suñu communication du dàkk mu ne ko sànq rek ci mujj ci diggu course gi
mu ne ko ah loolu nu mu demee noonu mu ne ko sama borom balaa maa gëm ni bëgg na ci man ma jël lim ma jox te joxu ko keneen ma fexe ba raw ci ñëpp mu ne ko kon nag ay tànk yu baax la ma jox ma mën ci raw ñëpp naa fexe ba daw ba kenn du ma dab fekk maa ngi def loolu maa ngi yëg ni bëgg na ci man kon nag nga comprendre di moom ci niveau boobu la yàlla di wax ak moom gis na ki nga xam ni tey jii moom affinité mentale la mais fekk xelam nekkul di fonctionner di togg ay xalaat di génne ay idée mais ruuxam sax du mën a dund bay mën a transmettre information bi mu war a transmettre parce que moom ci boppam bu boobaa njëriñ gi mu war a am ci affinité boobu lay jaar kon nag il faut que xel mi di mën a fonctionner te comme xel dafa soxla repos waaye li ma fi wax bi passé moo ci am repos état d'esprit la waaye day fekk nga entraîner ko ci sa bopp ci même lancé bi soxna Fatima moom affinité spirituelle la am maanaam ruuxam moo gën a développé yi si des kon nag bu fekkee dafay am njëriñ ci ruux gi lay doon waaye comme ruux moo soxlawul repos da ngay jël le minimum rek le minimum bi nga xam ne moom la yaram soxla xel soxla ko yam fa ndax li si des yëpp buy jëriñ ci ruux gi lay jaar kon nag moom soxlawul yenn repos yi gis nga façon boobu la affinité bu nekk ak fa nga koy jaaree affinité bu nekk ak information ba mu lay jox mais ça ne veut pas dire que nag fekk am nga benn affinité yi si des mënuñu développer yitte la rek boo defee yitte gi am résultat gi boo ko deful nag ah nga toog te xaar. léegi affinité boobu. nan la ko nit ki di découvrir si boppam 3 dimensions yi ko composé mu xam ni si dimension yooyu bii la gën a amal affinité nan la koy xamee. waaw mais xam nga bu ko bëggee tàmbale rek directement ci dimension bi ci boppam dafay jafe il faut que mu xool ci domaine de vie yi ko wër ban la gën a dëppool lan moo ko gën a niru ban la gën a nekkee à l'aise aisance googu moo koy jox premier indice mooy li ñu doon wax bi passé ci repères yi il faut nga am repères yi mën a trianguler sa position bon position approximative gannaaw loolu nag loo gën a xóotal sa réflexion sa étude ak sa exploration ci la loolu notion yi di jàppale nga xam sa position exacte boobu moo lay permettre nag léegi sa progression ci sa chemin mën la jàppale c'est ça mais il faut que nit ki tàmbaleeg li nga xam ni bu ko defee yëg na ni am na luy yeewu ci moom am na même du sax baatu yeewu mais am na luy dund daal ci moom c'est ça. xëy na benn bi sax expérience pratique la. te mooy ci dimension yooyu am na lu ñu seetlu. te mooy daje yi ñuy am ak échange yi ñuy am. léeg-léeg di nga seetlu mu mel ni. sa xel daje ba dana jeex. mais mu mel ni jeexul pour sa xel. parce que réflexion yi dafay continuer. est-ce que loolu cela veut dire que affinité bu nekk ci nit ki la wala c'est juste que expérience bi mu jógee la. xam nga ñoo ngi koy waxtaan fii. ci dimension yi jiitu nit li mu gën a mën a réagir mooy stimulus te loolu c'est vrai pour toutes les dimensions comme nag xel gi daje nag stimulus bu bees il faut que mu exploiter il faut que mu étudier il faut que mu miin ko xamante ak moom maîtriser ko pour mën ci génne lim ci war a génne yëpp parce que lu mu xamul la gis nga ci même principe boobu boo duggee ci cadre physique dafay ñëwaat. gis nga ki nga xam ne moom miinul entraînement bu ñëw rek commencé day jafe day diis ci moom day metti ci moom parce que xamul lool yaramam xamul loolu miinu ko waaye bu ko defee defaat ko mu commencé yomb parce que stimulus bi xas na ko ba enregistré xam na ko miinante na ak moom kon nag il faut nga joxaat ko dose bu gën a fort fekk defoo loolu bon day gën di yomb rek ba keroog mu lay commencé gaañ ndax lu yomb ak lu baax bokkul. C'est très important. xam naa bu ñu toppee logique du développement bi xëy na question yëpp du ñëw. ñu du jàll ci beneen question muy lan mooy différence entre spiritualité ak mystique. ah bokk na si moo waroon indi bi passé de waaye xam naa heure bi xat ci même cadre boobu sax dina amaale leneen lu ma aborder waaye nañ tàmbali ci question bi. spiritualité neexook sa boroom la te dund ko
relation la communication la affinité la amour la ainsi de suite looy dund la ça n'a rien à voir ak sa jaamu yàlla ak sa leneen ndax yàlla moom li muy xool sa diggante ak moom bokkul ak lu formel li ndax yàlla xam ne di nga toog fekk na yaa ngi ci sa diggante ak moom foo xam ni ñu nodd nga jóg julli mu jéppi la lu jar a def attention la parce que foofu balaa sax ñuy yóbbu wax ji fu mu àggul lan mooy julli lan mooy julli du julli dañ ne entrevue la ak yàlla ki nga xam ne yaa ngi waxante ak moom di waxtaan ak moom ba pare nga ne da ngay jóg bàyyi ko fa ndax lan da ngay fekk yàlla ah boo fa demee ba xam di nga ko fekk doo ko fa fekk ndax yaa ngi ko bàyyi fi mu la fekk moom ah noonu rek la toll ci biir loolu nag léegi ci biir expérience boobu dund googu ngay dugg sa neexanteeg moom mystique yaa ngi koy déggee ci application au principe spirituel la dans le sens où spiritualité dafa am yeneen réalité yeneen vérité yoo xam ne daf koy dugalaale ci sa fonctionnement xam nag léegi nan ngay utiliser nouvelle réalité nouvelle vérité nouvelle information googu ci sa vie de tous les jours ci sa environnement immédiat loolu application boobu muy mystique ndax xam nga spiritualité neen lay fonctionner am na koo xam ni tey mën na taxaw jàng faatiha du am benn effet am na koo xam ni nee na bismillah bal yi tàkk parce que foofu spiritualité yee bokkul diggante yi bokkul ndax kële faatiha mën na ko tare waaye ci saar la yam ci saar la yam kële mu ne bismillah expression wu être am la serment la digganteem ak ki ko bind diisaa yi mënul bokk moo tax foofu c'est instantané gis nag loolu la ñuy woowee mystique xëy na sax faatiha bi du ñàkk ne am na effet bu muy am mais peu importe intensité wu effet bi fekk effet bi am na loolu la ñuy woowee mystique comme li ma ko waxee mooy application au principe spirituel mais ci biir loolu nag dafa am question bu ñu fi posé xam nga Sénégal dañuy wax wàllu seet waaye xam nga istixaar dafa am seet dafa am gis am xam doogay ñëw xam nga nag ba xam dañ koy indi léegi ñu bàyyi ba ci kanam waaw xam nga buñ ne istixaar genre demande la demande d'information la moo tax moom du génne ci cadre diine ndax information yi la war a intéressé yépp bu fekkee ci diine nga tënku diine baa la ko mën a jox kon nag ci diine ngay jaar diine wax la li mënta ñàkk ndax xam loo warta xam dana changer équation c'est très important foofu xanaa mooy dugg ci li ñu waxoon par rapport au temps que ñetti yi am le passé le présent ak le futur di intéressé wu au futur mën na fausser équation bi exactement parce que li nit ñi dul bàyyi xel mooy futur bi nga bëgg a xam est-ce que ci futur boobu xamoon nga futur bi xamoo ko woon kon nag variable bu bees bi nga indi changé na équation bi te kon résultat bi day tëb moo tax istixaar du la jox information yooyu da lay jox ci li nga laajte la ca mënta ñàkk mu jox la ko nga mën a xam à peu près fooy dox sans pour autant nga dëgg sa bopp seet dafa bëri yu ci jaxasoo ndax am na ñoo xam ni seen seet bu fekkee wér na ñoom it même cadre bi la
mais mécanisme de sûreté bi istixaar am seet amu ko maanaam seet bi wér lay wax seet amu ko te kon dina la dévoiler loo xam ni bu fekkee say mbir waroon na jaar yoon waroo ko woon xam muy déjà un premier danger bu fekkee bi wérul la genre loterie lay doon rek mbir yi tombe nga dem ne ah nekkee waa ji baax na fekk demeewul noonu waaye bi ci gën a répandu ci jamono techniquement sax mënuñ ko woowee seet def di li ñuy woowee ci cadre psychologie cold reading lecture à froid te mooy nit ki du sax problème mu xam-xam la am wala quoi que ce soit yow lay lire par rapport ak sa langage corporel par rapport ak ses micro-expressions par rapport ak sa waxin sa doxin sa defin information yi soxla yépp am na ko day xëy na la sa bàyyi diw kañ la gaañu nga naa ah fu nga ko xamee fekk yàlla xam ne lépp yaa ko wax wala di nga ci gis sax ñoo xam ne ils sont beaucoup plus dangereux dañ leen naan ah xamoo mag bu mel nii wala ne déedéet ñu la noonu est-ce que du nii la meloon pourtant faussé nañ yaa gën a de mais yow pour le moment comprendre go système bi ce qui fait que ci yow ñoom ñoo ngi seet di gis fekk yàlla xam ne ñoo ngi lay tuur lëndëm c'est très important ndax xam nga ne yooyu yëpp pourtant dañ koy jàngale ci daara ji yooyu yëpp dañ koy jàngale ci daara ji sëriñ boobu ba ñu ko jàngalee suñu jotaay yooyu kenn ñemeetu la fréquenté saa yu ñuy ñëw dañuy xool ndax sol nañ yére ah waaw waaye li ma leen waxoon ci cadre psychologie moo ci am gis nga psychologie ki ko maîtriser réellement mënoo ko rëcc bu la poser question wala nga taxaw ci kanam ak lu mënti xew loo mënti def moom am na lim soxla ba pare c'est aussi simple que ça xam nga bu fekkoon mag yi dafa am lu ñu war a séq te mënuma cerner seen lépp bay xam li leen di jëriñ ba njëriñ laa leen amal noonu rek la toll waaye bu dul loolu seen intimité personnelle xalaatuñ ko xawee noonu rek la toll gannaaw loolu muy seet gannaaw seet ñu ne gis kii gis mbir bi ajiwul ci moom dañ ko alerter problème bi nag léegi foofu li mën a poser wu du problème mu véracité wu li mu gis mais capacité am pour dégg li mu gis pour comprendre li mu gis xam liñ koy wax lan la moo tax am na ñoo xam ne dañ toog moo xam gént la moo xam yeneen façon ñu am lu ñu gis mais duñu comprendre mais da ngay xëy rek événement am ñu ne ah gisoon naa ko mais boobu c'est trop tard njëriñ bi moo doon am amatu ko loolu mooy gis waaye kon léegi xam lan la war a mën a doon xam moo gën a complet waaye xamit kenn du tëb tëb jàng ko walla nga tëb tëb am ko xam daraja du ko maye ay grade sa diggante ak sa borom du la ko may benn paramètre kese moo la ko mën a may muy dëggu yàlla boo ko wanee dëggu te dëggu bu doy du la branché ci alxuraan bii version de poche bii déedéet da lay branché ci base de données directe ba nga xam ne ñim fa branché yëpp daf leen di tànn gis nga ki xam moom mbiram nekkatul problème mu luy dëgg ak lu dul dëgg ndax bu dul dara yàlla tàggat na ko ci façon boo xam ni lu dul dëgg daf ko tële mais yamul ci daf ko tële bu doon dem bay wax lu ko wóorulit du moom mooy fekki dëgg dëgg koy fekki moo tax am na kilifa goo xam ni kàddoom ak lu mënti xew day am noonu rek la toll ki xam nag léegi
lu mu wax gis nga ko lu mu def wóor na lu mu wax am na fu mu ko teg boo ne da nga koy weddi de ah xaw ma ban mur ngay mbëkk de waaye ñaanal yàlla bu mu doon muru wis waaw mu mel ni loolu nga jàngale ci wàllu psychologie yaakaar naa ni rassuré na njaboot bu dëggu ndax fi sa turandoo tolloon xëy na ca bañ koy jox tarixa xëy na am na loo xam te si cëru yàlla la bokk mais am na loo xam te bokk na ci dëggu te mooy nga ne lii ngeen may jox balaa ma koy nangu foog ma teg ay conditions moo tax suñu digganteeg yow itam lii nga xam ne moom nga ñu initié ak lu ci mën a xew mën na bañ a sori te mooy taxawaay bi ñu war a am rek buñ ko amul ñu di la ñaan nga jàngal ñu faatixa bii tax ñu fekki mag ñi bu dee mën nañ ko am comme garantie. li neex ci loolu xam nga ni baat bii di yow yaa ko njëkk a wax ñi la ko njëkk a wax yépp ses frères de connaissance lañu ses frères pas-pas lañu kenn kaa ngi et pourtant am na ku ko jiitu te moom yëgu ko woon moom it wax la même chose waaye gis nga li ci neex te mooy dëggu googu gis nga bu dee dëgg ci yow soxlawu ma leen ko ñaanal soxlawu ma leen ko ñaanal seen xol seen cofeel seen dëggu gi nekk ci yéen mooy xam ne yéenewu leen lii bu xamee ne nag fii la mën a yem départ volontaire am waaye foofu kenn du ko dugal ci cadre xaru mukk ndax yàlla mi defar diggante ràbb xol yi boole ruux yi fekkee na lépp te xam na li xew kon nag foofu kenn mënu ko dugg ci cadre ruux ci cadre xaru au contraire ci cadre martyr lañ koy dugal ndax nit ki moo yéene boppam sauvé yéenewul mission bi yàqu yéenewul mu def ci tâche bu mu ndaw ndaw te loolu rek doy na admiration noonu rek la toll moo tax yàlla na yàlla barkeel. incha allah xam naa ñu dellu ci dernière question bi. tënk première partie bi. xëy na sànq bi ngay tudd ci affinité yi nit mën a am par rapport ak dimension yooyu sax. am na benn seetlu boo xam ni def nañu ko. te mooy ci wàllu xale. ci ñi mu tuddee xale si zaahir. mooy nga gis xale boo xam ni dafay mel ni dimension spirituelle bi dafay xaw a am benn prépondérance suñ ko mënee tudd. par rapport aux autres dimensions. loolu lan moo koy expliquer. d'abord lan ngay woowee prépondérance. maanaam mu nekk xale boo xam ni. dafay mel ni particularité am. mooy aspect spiritualité bi. dafay xaw a ëpp doole. yeneen dimensions yi par rapport ak âge am surtout. waaw phénomène bu ni mel nan lañ koy mën a comprendre. waaw xam nga loolu tax ma laajte li nga déggee prépondérance parce que man ci loolu prépondérance loolu au contraire c'est très normal ci xale parce que ruux da ngay bàyyi xel ni ruux du am âge temps tënku ko espace tënku ko leneen tënku ko ce qui fait que par force mooy gën a mature yi si des léegi nag xale ak fa mu toll normalement aisance bi muy war a am ak domaine spirituel mais keneen waru ko mën a am loolu tax ñu naan xale yàlla ko téyel boppam parce que communication bi foofu la gën a yombee dara raxagu ko moo tax foofu c'est très normal man kay li ma doon jàppee problème mooy le contraire mooy xale boo xam ni amul benn réelle connexion ak son niveau spirituel loolu kay moo doon lu doy waar mais gannaaw loolu c'est très normal. mu mel ni réponse bi dindi na sax indicateur principal bi muy âge. mag mi nga xam ni aussi bëgg na dabaatal. lu rëcc ci dundam. kon mën na tënk boppam ci wàllu boobu noonu. bien sûr c'est-à-dire que ci cadre évolution na leen leer il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard ndax xam nga li ñuy wax naan yàlla defal benn tànk. jëm si moom mu def ñaar ñëw ñëw fekk si la gis nga noonu nga koy déggee gis nga amal 90 ans mu wóor la ni 90 ans yëpp da nga ko caaxaan mu wóor la ni ñaari at la moo la dese ci sa dund waxuma la ñaari at yi waaye ci ñaari fan mën nga ko dabaatal day fekk ni opération boo gis
dafa am coût dafa am risque dafa am enjeu c'est très important boo xamee coût bi te mooy li muy jar na la ko jaral boo xamee risque yi nga calculer en accordance boo xamee enjeu bi te mooy nga dabaatal li nga war a dabaatal nga xam nag léegi fan la la toll boo boolee ñetti yëpp nag ngay mën a xool ba xam bu la ko jaralee jot nga ci très facilement bu la ko jaraloon nag nga xam ni fa nga yem mooy li may wax ni nit fu mu yem rek moo yemale boppam noonu rek la toll. mu mel ni jeexal nañ sunu première série de questions bi. ñu jëm ci vidéo du jour bi. après ñu dellu si yeneen i questions. dafa di kenn te bare. dafa di kenn nit dafa di kenn te bare. comme kenn la dafa am lu ñu ko dénk. comme kenn li ñu ko dénk dafa am lu ñu ko dénk. li ñu ko dénk moo di dafa am lu ñu war a gérer. moo di li mu war a gérer. li mu war a gérer mooy contradiction yi am ci dund yépp nit a ko war a gérer waaye waru ci sukkandiku pour di weddi yàlla moo tax foog nga gérer contradiction yooyu boo ko deful rekk àdduna tukki waaye di nga gis ku dund ba am téeméeri at wuy ji boroomam te du xam ni loolu war na ko àdduna bu tukki lay doon ndax kenn du la ci bindal bàkkaar kenn du la ci bindal bàkkaar ndax dañu lay jëppi bu ko defee rupture dafay am digganteem ak asamaan kooku amul sax werante nit ñetti waxukaay la am waxukaay bu jëkk bi xaqiiqa folli na ko te muy daaru nadwa aadaa ko faloon xaqiiqa folli na ko waxukaayu ñaareel bi ñett ko séq nit bakkan ak ruux wante nit itam war na ngoon ku nekk comme moom mooy seede bi mu fekke fu bakkan di waxee gu ruux boo ko farata la mënul ñàkk te it ndimbal la ndax sa buum ak asamaan du dog ñetteelu waxukaay bi ñaar rekk a koy seq muy borom bi ak ki muy waxal di nga gis ku dund téeméeri at ba xëy ñu suul ko du fàttaliku fu mu waxtaanee ak borom bi catastrophe la bu jëkk bi mooy mushawara bu ñaareel bi mooy muhasaba bu ñetteel bi mooy munajaat kooku lool rek la munajaat nag yàgg yàlla rek nag ngeen waxante waaw nangul na ko góor nangul na ko jigéen te ba tey mi ngi fi waaye gisuloo kenn ku ko jariñoo sunu bàjjen bu baax ba Rabiatal Adawiya daan na ko wax wala qad xalawtu maa alxabibi wala qad xalawtu maa alxabibi wa baynana sir pexe amul
booba prince yeeg ñépp a ngi koy bëgg soxna waaye fekk na logique gu yàlla boo ko miinee te di jigéen dootoo mën a sëy ak góor ndax waxu góor dafa géey ci yow ku miin waxu yàlla beneen wax dafa géey mag ñi dañuy wax ak yàlla xam logique am bu ëppee ñu gedd nit ñi parce que duñu mën waxateeg nit ñi bu ñu geddee nit ñi yàlla punir leen xam naa dañuy rebondir rek ci li nga indi sànq comme élément de réponse par rapport ak question Mohamed yi tudd na sànq ne am na loo xam ne critère d'âge tënku ko mu dellu ci ruux aspect temps également mook espace mi tënku ko ñu dégg it fii maam indi sànq ci ne di nga gis ku dund ba dugg bàmmeel te enjeu boobu prendre ko en compte enjeu boo xam ne mooy déglu boppam déglu communication boobu di dox diggante ruux ak nafsam ci communication boobu noonu nit ki war a teewlu déglu boppam ba mën a arbitrer loolu nu ñu ko war a mën a déggee. mais ruux ak nafsu sore na war a réguler rek débat bi am diggante conscient inconscient bëri na ko dund ba dugg ci bàmmeel xamoo sax ne nekk waxtaan boobu am na mais gis nga mën a réguler débat boobu bokk na ci li permettre nit ki bu ëllëgee mu mun a def fusion bi entre les deux ndax gis nga fusion balaa muy am il faut que réconciliation am diggante lii sa égoïsme ak lii sa altruisme mais nag problème bi mooy bu tolloo ñu doole moo tax il faut nga équilibrer leen ba pare ba ñu tolloo ku si nekk mën a affronter sa morom correctement et légalement foofu nag ci la jaxasoo bi di mën a am parce que ci biir genre bon kenn mënu ko woowee combat bu mu jeex kenn mënu ko woowee aussi union bu mu jeex kon nag liñ ko mën a woowee mooy danse ci biir danse boobu ci la ko si nekk di xàmmee boppam ci ki ci des ndax am na foo xam ni conscient mën na nekk altruiste waaye raison wu altruisme bi égoïsme la et pourtant am na fu inconscient di nekkee ku égoïste fekk raison wu égoïsme bi altruisme la foofu nag ressemblance yi di commencer feeñ di commencer feeñ ba kenn ku si nekk gisatoo sa morom sa bopp nga gis ñu jaxasoo nag ba jeex foofu nag là on parle d'identité absolue capacité yi conscient am ak contrôle bi mu am ci nit capacité yi inconscient am ak contrôle bi mu am ci nit subconscient ak information bi mu denc lépp àndal nekk benn entité mentale toutes les capacités moo xam physique la moo xam immatériel la nit ki jot ci nii au bout de ses doigts ci waxin mën a contrôler lépp mën a décider lépp mën a doxal lu ko neex ci boppam noonu rek la toll bu fekkee nag léegi diggante nafsu beeg ruux mais loolu pourtant góor gi indi na ko sax mariage la ruux bu nekkee boroom kër nafs nekk soxna mais xanaa xamu ni ku si nekk am na lu ko war ci moroom ji ni mu amee ci nafs ak ruux noonu la war a amee ci góor ak jigéen ndax ruux bu fekkee objectif am mooy fexe ba mbindeef gi jëm kanam gën a jege boroomam mais objectif am na kon nag léegi rôlu nafs lan la war a mën a doon maanaam nafs bu ñu yar rôle am nag léegi mooy assurer les arrières fexe ba bu ruux lu avancé am sori bu waree soxla def retraite stratégique am na benn flanc bu mu mën a reposer boppam gis nga même rôle boobu la jigéen war ci góor moo tax ku bëgg comparer ñaari da ngaa déggul
ku bëgg a comparer ñaari tolloo la leen da ngaa déggul. Ça n'a absolument rien à voir seen rôle seen fonction moo bokkul. léegi nag xam nga lii finalité bi la waaye ki nga xam ni tey waxuma la waxtaan diggante ruux beeg bakkan bi mais moom ci boppam conscience bi mu war a am discussion bi mu war a am vis-à-vis ak ruuxam loolu sax mosu ko def ci àddunaam bay sax xalaata war a mën a yar bakkanam ba mu war a mën a am njëriñ ëllëg mais kon ñaari bu ñu dajee war a waxtaan lan la fay indi c'est pas possible c'est pas possible moo tax lépp a ngi départ ci état de conscience bi je dis bien état de conscience bokkul ak conscient bi mu tudd léegi état de conscience bi mooy xam lan moo daje ci yow xam lan moo la composé xam lu ci nekk ban façon lay fonctionner xam sa ruux fan la toll xam sa nafs ci ban état la toll moom it fekk lii yëpp dajale woo ko munoo xalaat yaakaar walla foog ne dina am fenn foo jëm ci sa évolution personnelle c'est pas possible parce que yii dafa bokk ci composant de base yi maanaam day mel ni tey yi nga ne oto bu amul batterie taalal fii ba suba lu tax mu tàkk c'est aussi simple que ça composant bu ci manqué fonctionnement bi yàqu moo tax il est absolument impératif nit ki nangoo def exploration boobu nangoo def expédition boobu nangoo def étude boobu ci boppam bu demee nag ba am information yi am xam-xam gi ci lay commencer moom nag mën a agir léegi ci environnement boobu mais loolu yëpp yitte la. mel ni yitte boobu mu laaj moo tax du ñëpp koy réussir léegi mag ñi nga xam ne jot nañu réussir arbitrage boobu ñoom seen arbitrage digganteem ak seen borom parce que ci extrait bi maam mu ngi wax également que ni nit dina wax ak yàlla boobu it nu ñu koy déggee ki àgg ci yitte ba foofu. ah man de li may njëkk laaj ci mooy ba xam bu fekkee noonu la ñuy nattee mag ndax loolu étape primaire la. loolu étape primaire la ki fa àgg kay moom ngay mën a woowee xale waaye mag ñi ñoom seen étape weesu na loolu xam nga bu ñuy wax ni tarixa club la mais club boo gis dafa am ay formateur dafa am ay instructeur dafa am chef de club mais ñooy mag ñi di léegi ki nga xam ne moom li basique la maîtriser bëgg a taxaw sa kanam ne daf lay jàngal te yow li nga maîtriser la maîtriser ah mais du la wax dara ba jaaxal kon nag kooku mënoo ko jàppee mag sa morom kay nga ko mën a jàppee ay mënoo ko jàppee mag ñi weesu nañ loolu bu yàgg ñoom seen réalité d'évolution passé na seuil boobu depuis bien des lustres yàgg na moo tax ñoom nag léegi fañ ca àgg mais xam nga dafa am lu nit ñi desee comprendre en fait gis nga quand on parle de la création maanaam li yàlla bind yëpp dañ dul comprendre li loolu ëmb maanaam ñoom jàpp nañ ne mbindeef mooy luy dund di dem ak a ñëw xalaat bi ngay xalaat ci mbindeefu yàlla la bokk idée bi ngay am ci mbindeefu yàlla la bokk loolu yëpp ci la bokk mais kon léegi bu ñu jëlee loolu en compte ngeen bàyyi xel li ma expliqué woon ci fan yi passé mag ñi ñoom dañuy matérialiser xanaa loolu mooy bind menn mi xanaa du mooy matérialiser waaw ku ci àgg foofu sa diggante ak sa borom est-ce que di nga ko comparer koo xam ni débat rek la réguler mënul nekk bu leen juum nag bind buñ ne mënul nekk du problème mu capacité problème mu charte bu yàlla imposé la kuy bind la nga bind foo nga wutal ko njëriñ il faut mu am sens de vie
sens d'existence objectif bu mu war a am waaye capacité boobu nag yàlla partagé wu ko kenn ndax auteur bi mu soxla moom rek a ca àgg waaye bind rek matérialiser jafewul mag ñi pour mu leer li ñuy wax nag teguñ ko ci ay caaxaan ko ci nangu nag ñu débat ceeg yow ndax dëgg-dëgg rek lu tudd. am na solo mel ni loolu dafay rejoindre rek ci premier cours yi concept de réévolution bi nga ko indee Mouhamed ci intervention am nee na xam naa ñun sax la doon waxal ñun nempante yi li ñu soxla mooy renaissance réévolution boobu ñan ñoo ciy inscrire lu contexte xam nga dafa nekk baat yoo xam ne boo ko jàppee noonu rek mën na la juumloo ci xëy na li ñu ëmb waaye réévolution lenn rek la nangoo màgg la réévolution mooy nangoo màgg renaissance mooy nangoo tàmbali loolu dong la gis nga ki nga xam ni dem na ba yëg ci boppam besoin de renaissance c'est parce que progression moo ko wóorul daf ko wóoluwul xamul ba xam est-ce que réellement fondation boobu bu ci tabaxee immeuble bi du màbb kon nag il faut mu nangoo def table rase ki nga xam ne moom réévolution la bëgg a def ah mais pourtant góor gi jàngale na ko loo xas ba nekk sëriñam foog nga nangoo delluwaat nekk ndongoom aller retour xëy na kon aller retour sànq maam tudd na ba wax ñi àgg foofu ci dégg di dem ba communiquer ak seen borom mais mu wax ni comme yitte la góor mën na ci àgg comme jigéen mën na ci àgg waaye boo demee ba ñam parce que dañu ne am na loo xam ne la mu saf ka ko màcc ko xam ki dem ba miin communiquer ak boromam dem ba communiquer ak semblable am dafay poser problème kooku en fait ci situation boobu mu nekk lan moo ko ci jàppale ba mu gérer équilibre bi parce que fii la nekk aussi dafa am erreur bu am parce que ki xas ba communiquer ak yàlla ñi fii duñu ay semblable kon forme de communication yi day changer ce qui fait que nit ki boo bëggee wax ak moom ci sujet verbe complément day tàyyi c'est pas intéressant c'est pas stimulant du ko yëngal yàlla moom buy wax ak yow mook perfusion benn la luy dugg directement ci sa système la nekkul rek problème mu baat yooyu dégg expérience la dopage la exaltation la c'est-à-dire que boobu nekkatul problème mu sa nopp dégg sa nopp dana dégg yëg xam jëriñoo sa xel miy jot signal bi après dana dégg xam yëg jëriñoo c'est-à-dire que sa léppay jaxasoo gis nga pour un bref moment fusion boobu état hybride boobu ñuy wax di nga ko yëg di nga ko sentir xam ni nekk kon lii la mais loolu na nga koy amee ba pare di taxawaat benn njaayeen jóge fële bëgg a fees say nopp mënul nekk moo tax foofu say semblable nekkatul ñi ngay rombandoo ci mbedd bi xam nga am na benn jour mës ngeen ko posé yàgg na ngeen bonoon laaj benn état bi nit ki fu bu ko àggee nan la koy xamee wala leen boo leen fa àggee di ngeen ko xam gis nga c'est ce que je veux dire gis nga semblable bu boobaa par force bu doxee ba dajeek moom ci mbedd bi dana ko xàmmee parce que être am ci boppam mooy altéré dootul bokk ce n'est pas pareil ñun am nañ ci seede
expérience pratique composante yi dafa mel ni am na benn intelligence artificielle bu ñuy développer ni ma ko mën a expliquer mooy an-nafs par exemple man dal na ma ci sommeil tëdd nelaw mu mel ni nafs am na lu muy opérer ci biir nelaw bi ñu informer la ko ni ma koy xamee mooy bu ma xëyee dinaa ko yëg ci niveau bu ma ko bàyyil woon la veille ma ne foofu ñoom ndax dañuy opérer pour résister dañuy opérer boo tëddee di nelaw wala lan la te pour bu amee jeexital ni ma koy xamee jeexital bi mooy à chaque fois bu tollee ci niveau boobu te journée bi li muy wut amu ko daf may def jaare loolu lan moo koy expliquer yar gi wala ba pas yar gi may yarin gi parce que ku si nekk ak sa approche ci lu mel noonu am na ñoo xam ne seen approche ci yar seen bakkan communication la négociation la explication la am na ñoo xam ne seen approche mathématique la te mooy dañuy comprendre ni envie moins la pour ñoom waaye plus la pour bakkan dañuy comprendre ni besoin plus la pour ñoom waaye moins la pour bakkan ñu xool nag léegi nan la ñuy gérer calcul bi ba keroog nag ñuy yóbbu seen bakkan ci état bi ñu soxla ñoom mais gis nga problème mu méthode la c'est-à-dire que yar gi moo ngi ñëw parce que bu fekkee sensation baa nga fa maanaam remarque yi ñoo nga fa c'est parce que am na benn contrôle boo ci am mais bu fekkee contrôle bi c'est pas à 100% ba nga xam ne yow boo nekkee au repos moom rôle sentinelle bi mu war a jouer te mooy ci moment boobu sa instinct de survie moom loolu lay gérer te mooy bu fekkoon da nga tëdd guddi di nelaw bay xaabaabal sax bu dara ñëwoon ut si la immédiatement moom mooy def réaction mais gis nga nag léegi fan nag léegi nga war a jaaree rééducation boobu ba tënkaat ko nag léegi ci canal bi la arrangé yow c'est un autre travail certes mais c'est un travail qui donne ses fruits c'est aussi simple que ça bon ci liñ doon wax sànq foofu sa semblable nekkatul ki ngay romb ci mbedd bi dafa nekk ki nga xam ne expérience bi nga jot a def li nga jot a dund fi nga jot a jaar moom xam na ci dara dund na ko moo tax nag léegi li jar a laajte foofu man je trouve mooy ki nga xam ne jot na àgg ci état boobu bu waree ut partenaire nu muy def parce que bu fekkee ñi muy dajal luñ ay semblable am kon nu muy demee question boobu laa leen di poser ayca mu ngi bëgg a critique de xam naa lii su ma ko géntoon moom waaye xëy na dafay dellu ci comme am na propriété yoo xam ne nekk na ci yow te comme ni nga ko waxee léeg-léeg li ñuy wane yenn appareils yi di détecter ay éléments est-ce que donc détection bi du basé wu ci loolu donc signal bi li koy yëg ci yow maanaam est-ce que du am loo xam ne moo koy yëg ci yow ba nga yëg ni kii c'est semblable pour faire la distinction waaw waaye wax ji mooy ba xam di nga dox ba dajewaat ak sa semblable ba koy mën a détecter sax parce que il pose problème aussi foofu mooy exemple bi mu joxee ci Rabiat al-Adawi dem na ba moom nee na léegi xool na xool mais gisatul kenn yàlla rek la gis est-ce que kooku moom gis na semblable mais foofoo nekkoon sa indice foofoo nekkoon sa indice parce que xam nga ñu bëri li ñuy fàtte mooy sëy ça n'a rien à voir ak góor ak jigéen sëy góor la ak boroomam jigéen la ak boroomam bu yàlla nammee mu boole leen ñoom ñaar waaye jaarul seen diggante ñoom directement yàlla mooy intermédiaire bi tout le temps kon nag foofu nekkatu problème mu semblable dafa nekk problème mu yow li ngay yëg ci sa boroom à travers kooku moom it li muy yëg ci yàlla à travers yow moo tax sëy ku ko bëgg
tënk rek ci bànneex ak kii rafet na billaahi tey nga dee noonu rek la toll. gis nga sëy xutba gaag xew yaag yooyu yëpp yàlla moomu ko. xutba yaag yëpp laa wax jàkka jéeg lépp yàlla moomu ko nit a ko moomal boppam. waaye yàlla dafa buggul nit di tooñ moroomam moo tax ci diggu penc ba lañ koy def fa ñëpp di fekkee ñu ne ñaar ñi boole nañ leen tey ci dëggu yàlla. waaye yàlla ba mu leen di boole du ca même jour ba mu yëgee li muy yëg ci ñoom ñaar ñëpp te muy dëgg ci ñoom mu wóor ko ni ku ci nekk moom mooy yëngu ci sa xol moom foofu la takkee sëy bi pare na ca waaye nag dafa am benn élément clé bu ma tudd dëgg laa wax de waxuma sa dëgg waxuma sama dëgg laa wax dëgg benn la te yàllaa ko moom ku yaakaare nag mën nga nax yàlla yaa ngi nax sa bopp te ku nax sa bopp nag yaa xam ban kàmb ngay dugg noonu rek la toll. dangay bañkat ñuy xëy fii naan moom de nee na jàkka ja jox takkul sëy penc wolof dafa doy waar. mel ni loolu mooy faratay li nga indi ci chapitre 2 bi. diggante bi nit di am ak boroomam. moo war a nekk réel ami d'enfance. exactement xam nga yàlla d'accord am na loo xam ni ci école diine waroo ko def sa diggante ak moom warul fa am waaye bu fekkee diineel moo la fa yamale moom mu poussé la à ce que nga dépassé barrière boobu est-ce que sañ nga bañ dëgg la c'est un choix que chacun doit faire pour soi ku nekk yaay tànn fi ngay yam sa diggante ak sa borom kenn du ko forcer kenn du ci dugal kenn du ci avancer loo kenn waaye man li ma gis lenn la koo xam ne ba nga nekkagul moo nekk koo xam ne ba nga xamagul moo xam ba nga gisagul sa bopp xamagoo sa bopp doonagoo moom gis na la xam nga kañ ngay doon xam nga kañ nga dootul doon li daje ci yow yëpp xam na ko li nga bëgg yëpp xam na ko li nga bañ xam na ko lépp mu boole ko daje téye waaw léegi nga ne kooku doo neex ak moom foo jëm te xam nga malgré tout ça pour wax leen xam nga baatu grandeur sax dafa ndaw et pourtant ni ko Serigne Cheikh indee am na nit yuy judd ba dugg bàmmeel communication bi duñ ko tàmbali mais xam nga li gën a dommage ci loolu mooy yàlla moom du tàyyi ci jéem a def contact fu nit mënti toll yàlla moom moo ngi tenté contact ngay sonné occupé nga koy dugal boîte vocale ngay bàyyi mu sonné teewal muy continuer di jéem waaw léegi loolu nit teg ko fan moo tax foog ñu xoolal lan la ñuy woowee bàkkaar ndax bàkkaar yàlla moomu ko nit a ko moom nit mooy xam ne lii jaaduwul bàyyi ma baalu ko waaye baalu bi ci ëpp doole benn la def naa ko tey dootuma ko defati jeex na bu dee dëgg ci yow même bu dee nit matul du ñàkk dina defaat erreur du gàcc waaye nu ko wóor ni lu dëggu la ci moom yàlla ànd ceeg moom baal ko ba baal ko lu mu yëgul woon ni def na ko noonu rek la toll yàlla jafewul nit a diisal boppam rek. waaw mu mel ni li nga jàngale si bàkkaar nit a ko moom. mu mel ni bu ñu exploité aller retour. xëy nañ ni mën nañu ni yàlla nañu yàlla xoolee bàkkaaru fexe ñëpp. yaakaar googu ñu jublu si yow. ndax bokk na si ñu ko vulgariser. li ko def nag mooy tudd ko sànq si terme renaissance. parce que dafa am loo xam ni bi ñu ko gisee. lu mu tuuti yii réglé na ko.
bu njëkk bi mooy convention ak croyance yi ñu gëmoon libéré nañu ci yooyu te yóbbuwuñu fenn suñuy rapport ak nit ñi ñu am suñuy semblable ci zahir niñ ko mën a waxee defaraat na ko li ñu ci yem mooy li nga wax di ut suñu borom yitte goo def ut sa borom di la defaral relation yi nga am ak ñeneen ndax liñ ci njëkk a yëg mooy suñuy proche suñuy rapport ak ñoom dafa gën a positif commencé say soxna sa doom ak yu ni mel te yow booba sa borom ngay wut loolu lu koy expliquer yàlla ko xas ba xam keneen dootu la jaaxal rawatina ba mu fekkee ni koo fekk mbindeef boo fekk am na lu yàlla ci moom kon nag booy jëflanteek moom nekkatu problème mu nit ki ngay jëflanteel lay yàlla ci moom ngay jëflanteel te yàlla boo neexoo ak moom neexoo nga ak ñëpp neexoo nga ak ñëpp ndax sa lecture ci ñoom dafay gën a yomb ndax lecture de l'intérieur vers l'extérieur seen composant bi gën a xóot moo lay wan li ci ñoom yëpp kon nag pour xam nooy doxale ak ñoom du jafe waaye boo bëggee jëlee de l'extérieur jëm vers l'intérieur day gën a jafe ndax couche yi naxe dafa bëri c'est ça. xam naa buñ ko toppee nañ fiy fanaan ñu dugg ci deuxième partie bi. te mooy rapport ak sunu borom boobu. wax nga ko ci aller retour. nit dina dem à la quête de l'énergie. mu mel ni sunu mbokk Moustapha Ndiaye am na question bu ñu posé woon. te mooy énergie obscure. lan mooy tax mag ñi di ko wuuti luñ koy doyee. booy gore garab xanaa li gën a simple moo nga jël sa sémmiñ bi gën a baax noonu rek la toll parce que obscur dafa am caractère offensif maanaam moom lépp luy yàq walla attaque moom loolu la gën a féetewoo ça ne veut pas dire que tële na leneen mais loolu mooy terrain de prédilection loolu la gën a mën de la même manière leer faj aar ak protection yu mel noonu la gën a mën loolooy affinité am loolu la gën a féetewoo ça ne veut pas dire que tële na leneen léegi nag nitu yàlla gi efficacité am moo ngi feeñ